dalal jàmm ci soir d'info tey nag ñu am tiis boo xamante ni faaw ñu jaalee kër ni ko xam ne si ñun la bokk di soxna Naata Mbaye mi nga xam ne dafa ñàkk yaayam sànq ci suba Jeanne Kouaté doonoon lépp si ñun surtout si man mi nga xamante ni daf ma adopté woon def ma léppam ba ma jëloon ko def ko sama xaritu bopp sama confidente dugal ko si sama panelu les samay vrai amis ñuy waxtaan tous les jours yàlla def tey li ko neex ñu koy sant di ko gërëm di ñaanal Jeanne foofu mu nar a tëdd ci suufu mbuur mu doon mu oyof tooy si kawam comme ni mu oyofee woon tooy si àdduna di ko jaal Naata di ko jaal itam suñu bopp di ko jaale les groupes bi nga xamante ne si laa ko dugaloon samay xarit nekk si les femmes responsables suba ba léegi ñi ngay jooy te mënuñu noppi ndax Jeanne ndax def ñu bett demam kon bokk ñi ngi koy jàll Naata ak mbokkam yëpp di ñaan yàlla suuf oyof si kawam di leen nuyu kon ni ma koy waxee ci soir d'info xam ngeen ne boobu ba léegi ñi ngi installé maire yi nga xamante ni ñoom ñoo gagné ci élection locale yi tey nag gis nañu fële ca Géejawaay installation maire bi ak conseil municipal bi ci boppam sax moom moo am problème ndax installé nañu maire bi finalement mu am blocage lan moo war a indi loolu lan mooy conséquences yi absence bi nga xamante ne am na ci yenn ci wàllu parité ci bureau municipal yi lan moo ci njeexal tel ni moo tax nag ñu woo fi ki nga xamante ni mooy monsieur le ministre Aliou Sow nekkoon ministre des collectivités territoriales nekki tamit jiite parti politique boobu ñuy wax MPD liggéey dinañu waxtaan itam ci wàllu politique ak moom di la dalal bu baax monsieur le ministre ci plateau Soir d'Info. day fay bu baax soxna Binta di rafetlu dalal bi di profité ci tiis bi ñu bokk di jaale aussi seen naataango soxna Naata Mbaye jaale aussi bu waa Sénégal yëpp ñi nga xam ne day ñàkkandoo ancien ministre Pape Ousmane Sakho ba nga xam ne aussi quand même doom la ci réew mi sonn fi loolu aussi di la jaal aussi sunu yaay jooju nga xam ne ni gis naa ku la jege woon la daal di ñaan yàlla daal leen aljanna te saraxam yàgg suñu yoxo ñu ñëpp amiin monsieur le ministre maa ngi koy wax sànq yow sax ci élection yi daanaka bokkoon nga ci suivre naa la bu baax keroog face to face nga wax li nga xam ne moom nga ci am ci liggéey bi ak itamit ci nombre de maires yi nga xam ne sa parti am na ko duñu si dellu si waat ndax wax nga ko keroog ñëpp déglu la mais installation bi nga xamante ni commencé nañ ko tàmbali ci maire yi si on prend le cas de Guédiawaye tey dafa am problème parce que installé nañu déjà le maire di Ahmed Aïdara mais bi ñu commencé installé élection la ñu installé les adjoints au maire premier adjoint c'est la bañ parce que Benno moo génn mu bañ déjà jàngat boobu lan la est-ce que Ahmed waroon na bañ ñu arrêté foofu ne du dem parce que Benno dafa triché non sañte bañ seen nangu la sañu loon bañ ni askan wi tànnee fal ko ci système bu bees boo xam ne dañ ne maire bi léegi askan wi koy tànn waaye du conseil yi ñu nangul ko ci mbooloo mi mu am waaye moom dafa nekk maire ville mais nag bu mu fàtte ne communes yi mën ngaa am mbooloo mu gën a bari ñu fal la nga nekk maire waaye communes yi gën a bari nag ñamuy xëccool ñoo ko gagné te commune bu ci nekk am na ab li mu conseil yoo xam ne buñ ko boolee ñoom xëy na mënuñ ko ëppale ay conseillers ñi nga xam ne ñu war a tànn conseillers municipaux yi kon adjoint maire yi ak yeneen ndogal yi ñuy def foofu konte nag li mu doon def mooy waxtaan ak yeneen ñi nga xam ne nii mën na mottali moom majorité am ci ay conseillers mu lim ñaata la am ñoo xam ne mu ne ànd ak moom ci li mu bëgg mu xool naka lay waxtaan ak ñeneen ci sax léegoo rek day nekk sa waxaale mooy nga jàppale ma ñu jox leen conseiller jox leen adjoint jox leen nangam boo ko deful nag ba ñuy njëkkale ci loolu jiitu la ci bu ñu xeesee ba oote ba pare ba ne palum léegi adjoint yi la li ñuy def mooy ku bëgg a yëkkati loxo bokk bu ñu tànnee bu ñu tabbee ba pare ki ëppale ay carte yow yaay toog premier adjoint ñu continuer di ko def bu nekkee ne am na ko am majorité ba pare sàmm ko bu baax a baax ñàkk ko lépp lay raatale jëlaale ko en même temps dafay xaw doy man nag dañ naan kii la ñu tànn def ko maire waaye ñu ko toftal ci wetam ànd nañu moom loolu démocratie bu mel noonu moo doon indi bu njëkk tamit ñu tànn ab liste nga jiite ko ba pare gagné mais conseil yi ñu jënd leen wala ñu waxaale seen biir teggi la fa teg keneen loolu lu ñagas yi am ci biir démocratie mais monsieur le ministre loolu ban changement la am parce que ñëpp dañu yaakaaroon ne bu ñu falee le maire au suffrage direct bu ñu demee conseil municipal dootul am problème mais on gis nañu que ce sont les mêmes problèmes qui reviennent parce que amee tey lu mu évoqué comme motif de blocage moom mooy que de gars yi dañu jënd les conseillers pour ñu voter Benno Bokk Yaakaar même si amuñu am na wala amul rafet na wala rafetul loolu loo amul firnde boo ko waxee mën la cee topp même bu nekkoon sax am na firnde ba mais politique loolu ñaawteef la waaye fi lañ ko fekk yàgg na fi am na ku naan aussi kii dafa ñëw diw wala kii dafa ñëw yàq deru diw ba kooku ñu goxat ko
fal la moog loolu ñu presque ñoo yem beneen bi gën a am solo mooy xam nga man am naa yërmande ci moom ci li ma gis ci li ma xam ci politique xam ko ci yoon li mu san xam nga tey bureau municipal dafa am cër bu mu am ci mairie mooy moom ak adjoint mi bokkal ñoom ñooy waajal conseil municipal la ca war a am bu conseil municipal dogalee aussi am la cër boo xam ne moom lañu ko jox am cër bu ñu jox bureau municipal mooy maire ba ak ay adjoint tey bu ootee ndaje bu moom te amu fa nit moom kott la ak ñeneen ñi day waxal ak ñoom naxante ak ñoom bu ko deful lu mu yëkkati ñu teggi ko lu mu teg ñu teggi ko mais loolu li ko mën a jural li ko mën a jural li gën a garaaw la parce que ñi am ay conseils yu ëpp sa lim yow maire bi ba boo tegee ab candidat ñu teg candidat booba gagné ñoom tey ñoom ñoo yor doole mairie ba parce que pour maire dogal conseil municipal ba am majorité ñoo lay dogalal ne la sas la nga jëfee ko da ngay am sa xalaat ak sa yéene indi ko ne lii laa bëggee waxtaanee ko jox say xalaat bañ nangul la ko baraawul la ko buñ ko nangoo defal la ko buñ ko bañee mënoo ko def kon fi ne bu neexee ñooñu bu leen yàq taxee jóg wala continuer xeex ba dog leen tax leen jóg bu leen neexee fu mu amet ootee ñu ñëw gàllankoor ko lu mu yëkkati ne dafa ko bëgg a jàlle ñu gàllankoor ko bu leen neexee dexe ba bloqué conseil ba te yoon loi moo ne ab conseil bu demee ba doxatut bloqué wu bañ gis ne lii moom doxatul ba ndawal buur saytu loolu gis ne lii doxatul mootul dem bu boobaa ministre bi yor wàllu koo goxandi bu ko neexee mën naa waajal ab décret li ñu naan décret motivé mooy yónnee ko cour suprême yëgal ko ne lii nag ñu dénk ñii moom xiiroo baag ŋaayoo baag bañ a dajee baag boole ko ne ba mootul dox te ñu ngi ci lor askan wi dañoo bëgg léegi tas ko loolu ñuy wax dissolution bu boobaa nag article 160 bu code bi wax na ko bu ko neexee bu boobaa nag président dañuy décret bi signé ko li ñuy wax décret motivé tas ko bu ko tasee ba pare day ñoom ñëpp la ñuy dàq boobaa nag du amee kese de bépp conseil boobu bokkatoo dañuy jël léegi tabb léegi nag ab délégation spéciale boo xam ne kenn koy jiite ñu softal ci wetam. mais ki koy jiite fa lay bokk ci maire. non ci yoon ci conseiller wala. non ci yoon. li nga bind nañu ko fenn mais li gën a jekk mooy. nga jël koo xam ne day nekk ci administration. ku farul fenn. ku farul parti parce que nag mënoo far ba pare. di xëccoo ba pare ñu jox loo xam ne yoon joxu la carte joxu la ko. li xel gën a nangu mooy da ngay jël ko xam ne ab fonctionnaire rek. wala ab retraité boo xam ne ni farul ci benn parti. jéngul fenn nga jiital ko. toftal ci wetam ñetti adjoint ñaari adjoint wala ñett mën nañoo weesu daal juróom-ñaar bu nu gox nga xam ne toll ci nit ñu fay yeewoo ci lim ci ngay jëlee lu ko jëlee ñett ba ci juróom-ñaar te mënu koo weesu nga jël ko boo nee ba tas koo pare tamit boo tasee conseil de mairie ba ci juróom-ñetti fan ña ci tegee ci nga war a def say kéemtalaykat ba tànn ñooña samp leen pour juróom-benn weer bu ñu defee juróom-benn weer le mairie ba le conseil municipal ba yoroon mooy maire ba ak adjoint mag commission yëpp lu leen jox ci ak doole ba mu des nag ne mënuñoo jënd ak jaay ak yokki budget créer direction yu bees ak wala ay services yu bees ak mënuñoo jël aussi suuf di ko nanguwaat wala joxe at ko bu dul suuf soo xam ne ni ay programme mairie ba la te nguur ga nangul ko nga ca mën a def bu juróom benn weer jeexee ñooñu ñuy fal ministre bi mooy jël arrêté ministériel nommé leen tabb leen jox leen juróom benn weer bu jeexee mu ngi ko yeesalaat benn yoon ñaari yoon ñetti yoon mais mënu koo wees mooy at ak genn wàll te boo koy yeesalaat yoon yi nag ministre ba du leen tabb président mooy leen tabb ci décret présidentiel bu ñu naan décret présidentiel motivé mu décret boo xam ne da koy yónnee cour suprême yëgal ko laaj xalaatam door koo tabaat mais warta weesu at ak genn wàll ñu oote weneen élection yu bees yoo xam ne loolu ñuy wax élection partielle ñu def ko léegi rek au niveau de la commune uniquement commune bañ def délégation spéciale lañ koy def loolu bokk na ci li nga xam ne ni yoon moo ko may nguur ci tas ab conseil municipal beneen ba ko yàlla nguur may mooy bu ñu yeewoon tey mairie ba conseil municipal yi fa dajee ñëpp démissionné mooy tekki seen ndombo tànk bu boobaa da ngay oo seen suppléants yi bu dekkee suppléants yi tamit dañoo démissionné mooy conseil mënatul am boobaa aussi da nga koy def délégation spéciale def ni ma la waxoon ne am na yenn yu bees aussi gan yu amoon ci lu ñu xamuloon ba mel ni 2009 amoon na ñaari cas yu doy waar délégation spéciale mooy commune bi mu naan Kandia ak commune bi mu naan Thilogne dañoo wote ba pare bu ñu attee waa AG waa PDS yem ab lim kenn ëppalul kenn mooy liste majoritaire ba kenn gañoo ko ñu séddoo ñoom ñaar liste proportionnelle ba te pour nga taxawal ab conseil municipal il faut quand même genn wàllu conseil ak benn toog pour nga mën ko samp comme que majorité amuloon mënuñ koo samp man ma def ko délégation spéciale Kandia aussi la amoon mooy jamono jooja dañoo ñëwoon ne dañuy wote benn liste am liste PDS ba léegi waa askan bi d'accord ñu ci woon ñu teg yeneen xob yu weexee mooy bulletin blanc ba gagné candidat ba ba nga ko gagné xam nga liste majoritaire boobaa mënoo tànn fenn ay këyit la
ñu séddale bulletin blanc ya ak candidat ba liste proportionnelle ba waaye comme que boo su préfet ootee pour ñu dajee mënoo am lim genn wàllu conseil bi loi bi joxe woon ak benn bu ci tegee dañoo jël ma constaté lii conseil mënta am ma def ko délégation spéciale jamono jooju loolu aussi US la yu amoon mais daal yi gën a am mooy bu ñu demee ba conseil bi bloqué wu bu mënatul dox moo tax li am Guédiawaye bu neexee suba ñooña def seen i pexe ba këf ci démocratie même bu ko xel nanguwul mais démocratie nangu na ko yoon loi nangu na ko këf conseil addu yooyu yëpp bu leen neexee indi ay gàllankoor ci amet ba bloqué mairie ba bu bloqué woon nag wax ji li muy bëri bu neexee yoon mooy seetaan nu ngi koy saafara bu ko neexee aussi da koy tas samp délégation spéciale loolu il faut conseil ñu installer le conseil bu fekkee bu leen installé ba pare bu fekkee amul majorité bu leen installé dans le conseil mën nañ ko indil ay problème blocage mu état mën na jël wala le ministre d'abord après le président indi délégation spéciale mais sànq ba balaa may ñëw fii woote naa ci maire bi ba léegi mënuñu installer les adjoints parce que nee nañu nouveau texte yi ñu wax que maire bi foog mu toog te maire bi nanguwul toog ba léegi jusqu'où peut aller ce blocage. maintenant maire ba bu bañee ñëw mooy mooy créer condition blocage yu mairie ba loolu paaka ñaari boor la de. loolu yoon wax am na lu non mais bien sûr moom xam nga moom bu toogul mu ñëw continuer liggéey ba pour samp adjoint yi bu yeneen adjoint yi bu nekk ci diggante ba benn adjoint fal nañ ko ba mu pare ba boobu jàll na bu fi maire bi ñëwul adjoint boobu moom moo ko fa wutu bu fàtte loolu de moom bu ñëwul te am na kenn kuñ xasa fal ba pare ba nangu ko parce que fal nañu le premier adjoint mooy Cheikh Sarr nekkoon ancien loolu problème maire de Guédiawaye parce que kooku tey fal nañ ko pare ba am na kii buñ ko installé bu maire bi ñëwul am gàllankoor adjoint boobu mën na def ay pexem ak conseil yi ñëw oote ci place kii ba bu ko deful aussi loolu aussi mën na indi benn débat mais bi li gën a garaaw mooy bu amee continuer di bloqué parce que xam na ne mbir ma bu ñëwaatee aussi dañuy gagné waat conseil yëpp adjoint yëpp mooy bu boobaa conseil ba daa bloqué di lu bloqué ma mënatul dox te yoon moo ne bu conseil bloqué mënatul dox nguur am na sañ-sañu tas conseil ba defa délégation spéciale kon lu mu ciy def na ut ay ñu koy xelal na ut lay laajte parce que mbir mi ñi ko def dañ koo waajal ci politique ci yoon saytu ko def ay pexe di nga politique boo ko duggee bu moo nelew waroo noppale ko da ngay ñaaw njort di foog di sóor lu jóogul di waajal sa bopp da fooy ñëw di oote da ngay am plan A plan B ak plan C pour bañ lu la bett mais nag gis naa ne yoon bi loolu la ñuy wax ku la ëpp sagar ku la ëpp xaw ma ëppalee sagar gars yi dañu ko waajal de gars yi ndax ñoom li ñu jàpp mooy mairie ya nekk Guédiawaye la ca gën a bëri ci lim ñoom ñoo ko am waaw si juróomi ñett yi ñoom ñoo ko ñoo am ñett yi bu nekk askan wi tamit dañoo gën a woteel opposition bi ñoom ba tey nanguwuñ loolu ñoom nanguwuñ seen jël xam nga dafa bokk ci gàllankoor démocratie boo demee Amérique tey Trump nekkoon na président te Clinton moo ko ëppale woon ay carte mais dañu am système boo xam ne grand électeurs yi ku ci ëppalee même bu ñu la ëppalee boo ëppale carte nga jël ko élection député yi di ñëw nii mun ngaa ñëw nekk suba nga am téeméeri xob yu ne nga am ci ñeent fukk ba pare député yi téeméer yu ne nga am ci juróom-ñaar fukk donc opposition bu dajee moo lay ëppalee xob waaye yoo koy ëppalee député ndax système bi ni mu ne mooy raw gàddu bi moo lay may loolu tey ji am na ay maire yoo xam ne nii ñu ngi leen def maire te téeméer yoo jël amuñu sa fanweer yu mat loolu moo tax dafa am réforme bi ñu tàmbali dafa matut yembut binta parce que bi nga demee bay tànn ne maire bi dañ koy askan yoo koy fal directement wala nga ci yokkale ni adjoint yi aussi dañuy génnee lim ba leeral ko ne ka topp ka ca toppaat moom mooy fal te loolu boo ko defoon day lijjanti ñaari mbir d'abord doo am problème mu remplacer maire ba doo am aussi problème parité parce que déjà liste ba ngay dem ñu koy wote liste góor ak jigéen ñoo toppalante kon adjoint yi aussi lu ñuy toppalante góor ak jigéen justement on a ce problème mais defuñ ko affaire parité bi ça a posé problème parce que nee nañu bu ñu falee maire bi mën nañ ci teg góor bu dee maire bi góor la mën nañ ci teg góor parce que foofu dafa am vide juridique aussi côté parité boobu tam est-ce que texte même vide juridique boobu dañ ci waxaat xam nga au niveau du bureau du oui mais lañ ci waxaat xam nga li am du bureau municipal li am te kenn waxu ko mooy nguur gu bees gi fi ñëw te Macky Sall jiite ko bi mu fi ñëwee léegi ne ko jigéen ñi xam amul benn xalaat bu bees bu mu jël ci loi wala ci yoon buy ñoŋal dooleel wala yokk mbiru parité moom xoolal mënu koo xarab parce que bu xarabee jigéen ko ginnaaw mais deful leen lu koy dooleel wala lu koy ñoŋal ma fàttali la loi pare ñu ngi ko watee 2010 ñu toog
ba ay juin 2011 ñu def décret d'application mooy naka lañ koy jëfandikoo ñu def ab décret ministre Awa Ndiaye moo préparé woon décret ba ñu jox ko président Abdoulaye Wade ñu sant ñu signé ko président sant ma man mii ak ministre yor intérieur ak ki yor wàllu koppar yi ak ki yor wàllu jigéen ñi ñu wexee ba loolu ñu koy jëfandikoo ba mu méngoog loi ba na mel mooy décret boobu mais décret ba li ma waxoon dafa leer nañ ak loi bi sax lañu wax dafa leer dañ ne bépp kuréel boo xam ne dafa am dañ leen di fal ñoom ñëpp wala dañ ci fal genn wàll wala loo xam ne sa ab lim la ak nu mën a toll mooy totalement ou partiellement électif assemblée élective totalement ou partiellement bu mu mën a doon dañ ne il faut mu am parité ñu tegaat ci ne bindaat ko ba mu leen nañ ne assemblée nationale ci loi ci décret boobu moom bureau ba ak commission ya da war a am parité tegaat ci ne Sénat bureau commission ya da war a am parité tegaat ci ne conseil municipal rural régional dafa war a am parité ak bureau mi ñambaas ci sax maa ngi dañ ci ñambaasoon sax ba dem ne même conseil social nga xam ne fa lu ñu leen de dañ koy def parité parce que loolu mooy yéekoon tubaab di wax esprit mooy kon coobare ki jëfoon loi bi ngir yëkkati jigéen jox leen seen cër bi Macky Sall ñëwee dina conseil départemental indi conseil régional dina Sénat indi au conseil mais ba tey ji man de maa ngi gëstu xanaa ñu nëbbu ko boobu ba tey ji may xëyu gisaguma décret bu bees bu yeesal décret d'application boobu méngale ko jumtuwaay yi am bees ak kuréel yu am bees moo tax tey ji boo demee tey au conseil ñoo commission yeeg bureau bi amul fuñ ko bind parce que Sénat la ñu waxoon bokkuñ ci nga ñëw ne tey ñu ne mairie conseil municipal mais am na ñu jàpp ne comme que changé wuñ fi dara li fi nekkoon dafa war a wéy en tout cas esprit bi noonu la war a demee mais xam nga li gën a doy kéemaan Binta nguur ministre intérieur dafa waroon jël ay préfet ak sous-préfet bi oolee ñu daje leen wala ab lettre circulaire wala ab këyit boo xam ne day nekk confidentiel wala secret yónnee leen ko ne leen yéen ñëpp li ñu leen jàpp laaj mooy dégg-dégg bi doon benn mais boo xoolee affaire yi dafa bëri ay jaxasoo féewale am na sous-préfet préfet yu ñëw nangu ñu bañ góor nekk maire premier adjoint nekk góor. mais am na ñu ko nangu. am na ñu ko nangu Mewane par exemple am ñoo xam ne ni comme ça. am ñu bëri ci dëkk bi am ñoo xam ne dañu koo bañ te boo soxla ñu gën a bëri njëkk di ko bañ. mooy préfet wala sous-préfet yu jigéen yi. ñoom dañoo ñëw bañ ko. absolument bi ci mujj amoon na ngoor gi. soxna soo da ne moom du nangu. dafa mbir mi continuer am ñeneen ñoo xam ne ay maire lañ. yu yàlla xiirtal ci wàllu aussi ñoŋal jigéen ak fonk jigéen. ñoom xaaruñu sax ku leen ko sant. dañoo respecté góor maire jigéen premier adjoint góor deuxième adjoint jigéen troisième adjoint noonu lañ ko defee xam nga loolu bëgg-bëgg la mais li ma gis mooy nguur gi fi ne ak ki ko jiite muy Macky Sall mbiru parité yàbbi wuñ ci en fait defuñ ci daal mais observatoire national de la parité fu mu ne nii def nañu ay recours loolu est-ce que mën na jur dara tey sa Barthélémy Dias tey mën naa jur dara adjoint bu mu teg góor la aussi mais loolu li moo ne rek mooy politiciens yi fi wax yëpp ñu bëri wax jee bëri rek mais fonk jigéen seen intérêt parti ak fañ par parlo moo leen intéressé jigéen sa waay Ablaye Wade jigéen ma sœur Ablaye Wade la mu defoon ba indi fi parité 2009 non 2017 laa lay wax 2017 non 2007 waaw 2007 boobu 2007 parité amaguloon dañoo toog ñun di defee liste député yi man ñi doon defee liste député PDS matuñ fukki nit ci laa bokkoon président ne sama parti man kii jiite bu nekkee góor numéro 2 parti moo jiite tamit ci liste député yi kii jiite xale yi moo ciy tegee moo amoon jamono Fada amoon jamono diw ak diw donc après Macky Sall Aliou Sow ma ci tegee mais damaa bëgg bala loi bi di ñëw te am naa yéen def parité ma tàmbali man ci volonté politique su ma liste proportionnelle national parti góor jigéen topp ainsi de suite mu ne ci la ma waxee ne ma Macky jiite da nga xool xale bu jigéen boo doylu ci xale UGTL yi bu jigéen nga àndi ko mu topp ci moom après Ablaye Faye ñëw ndem si yàlla ndeysaan après Awa Diouf yàlla leen yàlla yërëm après man ma ñëw numéro 5 ci laa jël suma place jox ko keneen yaa ngi di xam nga yooyu boo amee loolu volonté la. absolument ak loi bi ak lu mën a am. waaw bu volonté amul boo ko dëgërul. absolument parce que Macky bi mu ñëwee waroon na jëlaat décret yooyu. xool naka la koy ñoŋalaatee. bi ñu ñëwee ba tey assemblée nationale. wala nga dem ci leen kii amul mënta paritaire. mais man dama ko saytu. bind naa ci waxtu ne leen. tant que buñ bëggee assemblée nationale. góor ñi ak jigéen ñi yem fa. ñaari mbir la ñuy lijjanti ñaari mbir. mooy plus fort reste bu ñuy ñëw di séddale ko gaañee. mooy doo am lu bari am député loolu déjà boo xoolee fu ñu ko defee rek nañ ko jox duñ jigéen góor la ñuy doon laa ñu gën a bari beneen ba mooy tóol mooy lim bu tóol dañ ko fiy jëlee parce que fu ñu tóolee rek góor na lay doon boo xoolee dafa am député yoo xam ne dafa am commune yoo xam ne département yoo xam ne benn góor benn lay nekk benn député wala ñetti député bu nekkee benn député tamit jigéen la góor lay doon li gën a bari bu nekkee ñett la góor lay jiite jigéen topp góor ñëwaat kon comme tant que mu ngi tóol bu ñëwoon tey décidé moom Macky Sall indi lu bees ne décidé naa maintenant député département bu gën a ndaw Sénégal day am ñaari député
bu nekkul ñaar day nekk ñeent nekk juróom-benn nekk juróom-ñett bu tool amul faut une volonté bu nekk tool amul nga boole ko liste proportionnelle boobu waxuma dañ am parité bu exact de waaye yoon bi buñ ne téeméeru député lu mu ndaw ñeent fukk ak juróom benn wala juróom-ñaar dañ nekk ay jigéen góor ña bu ñu ëppee tamit lim ba dëpp donc mais dañoo deful ñoom benn pexe benn góorgóorlu benn wàkkirlu pour yu gën a yokkal jigéen ñi seen taxawaay ci wàllu politique ci wàllu gox-goxaan yi ak ci wàllu institution de la République loolu mbiru gëm-gëm la rek xam nga layee ne jigéen fi mu ne Sénégal fi mu toll xam-xam boo mën a jël mën-mën boo mën a jël góor mën ko jigéen mën na ko man damay jàng université yàlla xam na ne Binta bu ñuy saytu njàngum xale yi jigéen ñi man damay ñëw oral bu ma xoolee note yi gën a màgg foo joxee ab 17 wala ab 16 jigéen lay dégg dama ne man damaa jéng wala lal ma oo samay collègue laaj leen ñu ne ma ñun tamit noonu lañu ko gisee compétence jigéen fi mu ne dafa law ci réew mi nañ ko gën a ñoŋal. mais góor ñi dafa mel ne dañuy jaay doole sax dañ cee boole dañuy jaay doole. non ba tey jii xam nga ñu bëree bëri ba tey dañoo am gis-gis boo xam ne pour ñoom jigéen daal na sëy na yàq na togg na jonge non nañ ko dépassé loolu man dañaay doomu jigéen la am du ma nangu ñu jongeel kenn nga li ñuy topp kenn du ma leen yaree noonu du ma leen mooñee noonu naa fexe ñu gëm seen bopp ba ëllëg si biir bu ñu am jëkkër sax gëm ne bu indee ñu indi même bu nekkee ne ci yoon ak ci diine ñoom lañ sas góor lañ sas lépp adduna mooy dox toll noonu donc daal li am fi nekk nii am na ay ndëgg sërëxal yu ci nekk yoo xam ne am na il faut ñu jooyanti ko parce que élection bu passé état dafa war a def évaluation mooy saytu li fi am yëpp ci gàllankoor luy nekk gàllankooru parité luy nekk gàllankooru démocratie luy nekk gàllankooru tànne nga xool noo koy jooyante ci code bi ak ci loi bi ak ci constitution bi ko laajee. mais est-ce que du sinon ñi ngi waajal élection législative juillet est-ce que du répercuté wu waat la même chose. mais loolu rek mooy amaat élection yi dem ci loi yi am nii ni mu tëddoo nii buñ demee ci élection député yi ñëw góor ñaay gën a bëri ci encore jigéen ñi parce que wax na la tant que dindiwuñ lim bu tóol ci département yi ne département bu ndawee ndaw ñaar la ñeent juróom benn waaye du nekkati benn député wala ñett wala juróom tant que lim bu tóol a ngi am jigéen ñi ci gën a néewal ab lim tant que wàññiwuñ aussi li ñu naan plus fort reste boobu wala ñu fexe ko def ko noo xam ne ni dañ naan booy def plus fort reste da ngay jël toujours boo jëlee fii góor ba ca tegee ka ca nekk ca liste bu nekkee góor la dañ koy tëb jël jigéen ja bu ñu deful loolu rek Binta li ñuy wax ni yëpp yéen ba fi ne rek mais du jur la ñuy xaar ca loola parce que nag bu ñu ne bante ka def loi dafa am esprit ak lettre la tax mu sooke loola mooy dooleel jigéen ñi yombal leen ko xool bépp buntu ba boo ko ubbee jigéen ñi am fa doole am taxawaay ci réew mi donc lépp loo xam da koy ubb rek méngoowul ak bëgg-bëgg ba da nga ko war a joyanti soppi ko ci loi parce que pexe yi def ñoom pour def leneen arrangé yu ko gën a yées bu ñu ko defee doole jigéen ñi jox leen doole ju mat sëkk barke parce que mënu ma nangu man ci benn nguur ñu nangu interpréter ñii man en tout cas ma ne ko ministre de l'intérieur sooy préfet yeeg sous-préfet yi may def ñoom ñëpp dinaa fexe ba dégg-dégg bi nekk benn jëfandoo bi nekk benn bu boobaa nag bu nekkee dañoo exiger parité bi en tout cas man bu ne ko ministre de l'intérieur lu lay santaane man dinaa wax ak président sant ne ko pour ñoŋal lii nii nañ wax nañ ñu góorgóorlu nag François Palais mais boo xoolee te mairie yi gën a bëri góor ñu ko jiite mais nekk premier adjoint bu ab jigéen lu mu yàqal gouvernement bi tey ñi fi falu nag buñ ne bante bind jigéen ñi leen fal nag waaw bëggoon naa li nga wax am na solo nañ jooyanti avant législative yi bëgg naa aussi nga ñëw ci li nga xam ne moo xew ci réew mi la situation sociopolitique gis nañu keroog bi Lions yi ñëwee opposition bi ñëpp a ngi fa woon ñëwoo woon xaw dañ la invité wu lu am déet le lendemain gis nga lu fi xew Bamba Fall dem na rejoindre te nee nañu ñeneen ak ñeneen dinañ ñëw ban jàngat nga def déjà ci ébullition bu commencé am comme ça politiquement et socialement aussi. politique bu nekkee xëy ngont ñu ciy njëlu bu nekk métier yorin nga du rafet uti nga du yor rafet jikkoo jër du rafet te nag fii dafa mel ni politique moom ñu bëri dañ koy dundee moom mooy seen ngafaka mooy seen sàq mooy seen koog mooy seen këll la lu ñaawte fi yëpp la moo ko andi amul leneen beneen bi aussi mooy dégg naa ñu bëri di xala Bamba Fall mais en vérité ki ñu war a duut baaram dëgg-dëgg mais njiitu réew mi la moom la ñuy fal jox ko suñuy dëbës jox ko suñu alal mooy suñu budget réew jox ko jumtuwaayu fal ak folli ku ko neex jox ko alal ju ne gaañ jox ko police jox ko gendarmerie jox ko kaso yi jox ko lépp lañu ko jox moom bu nekkee ne moom nit daa ñëw gañe bu ko neexee da la oo félicité la na la dalal wax la ne yow ak foo mën a far
liñ ma dénk te ñëpp moom ko te nga nekk sa kuréel gi nekk bànqaasu état bi yow nga nekk ndawal buur ndawal état parce que loolu la loi bi santaane na nga jàpp ne naa la jàppale ci liggéey ba na wax loolu pour opposition yëpp ne nañ dama leen tàllal loxo ñu bokk liggéey jàppalante bañ a defante ay nëgg sarax mais nga oo ko bëccëg dara kàmm xaw ma guddi ngeen waxtaan ngeen waxtaan waxtaan wi sax dañoo waxaale la waxaale bi mooy jox nga ko ak pal mais Binta fal ministre fal DG fal leneen ab conseiller li ko taxoon a jóg dëgg mooy jël boroom xam-xam boroom jikko royukaay xëcc ko ci yow ngir mu jëriñ askan wi waaye bu ñu ko soppee tàmgal bong bong mooy nga def lii ma def lii soppi ko luuma mais njiitu réew war na jël jumtuwaay ñu ko jox mu koy jëndee ay nit di ko gàllankoor ay nit di ko tiitale ay nit ku nekkee ne ñu ngi joxoñ baaram Bamba Fall nañ joxoñ aussi ka ko seq ak moom xam nga dafa mel ni ay temps nga dégg ñuy juut baaram kenn naan noo kii day jaay boppam mais naka li mën a jaay boppam te amoo koy jënd ku jaay sa bopp da nga am koy jënd bu ñu tegee daan kay jaay di war tëg jaay kay jënd kay jaayee boppam daa am ku ko nangoo jënd bu ko bañoon ñaaw teef ak mbonte goo xam ne ñëpp koy xarab kooku du am njëg du fa am ba jënd di fa am ak soppi kàddu mais li ci ñaaw nag mooy xam nga li ci ñaaw daal mooy la woon xool nekkul ba tey lañ doon xarab dem ba bët ki dem ba ñu ut nguur bañ ko amee génnuñu ca soppiwuñ dara kon nag nañuy sàmmante kàddu yi gor ca wax ja loolu am na solo ni nga jeexalee yow yaa ngi ci àll bi da di liggéey fa lañ la jëlee indi la ñu ngi lay gërëm bu baax jërëjëf moom rek moo wóor dem ci askan wi jaxasoo ak ñoom déglu leen toj sa xol seen tawat dund la ñuy dund wax ak ñoom ba buñ lay jàppale ci lu leer ak xam ne ràññee du nekk guerre du nekk naxante du nekk yi fi caaxaan saafara sax moom balaa nga cee faj dara da nga koy xam jërëjëf monsieur le ministre di la gërëm bu baax ñu dem publicité gannaaw publicité yi Abdoulaye Der dina fi teew pour le journal